salaamaaleykum mbokku téléspectateur Yoff Média Info ñu gën ko xam ci Média Info TV donc maa ngi leen di nuyu di leen ziar di ñëwaat ak yéen ci beneen émission Actu Sport di seen émission sportive bi nga xamante ne mooy daw ci seen chaîne YouTube ak seen chaîne télévision réseau câblé tey nag Actu Sport dafa dalal ñi nga xamante ne nii bu ñuy wax RS Yoff mën nañu wax ne ñoom ñoo tax mooy sama supporters yi le doyen des supporters ak Paul bi nga xamante ne nii mën nañu wax ne peut-être supporter la ba pare moo fi toogal tamit comité directeur parce que léegi fa la bokk sans plus tarder damay bàyyi sama gars yi ñu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi damay tàmbaleeg doyen Kempes ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum Yoff Média Info ñu ngi ziar ñëpp di tatagal ñëpp du ñëw ñëpp seen wàccuwaay di jël nuyoo bi rek kon niñ ko defee chaque jour di ko teg ci loxo yi kilifa yi télé bi maa ngi tudd Ousmane Ndoye mais waa Yoff moom Kempes Ndoye la ñu xam. Kempes la gi ñëpp xam. waaw bu loolu weesoo ñu jël nuyoo teg ko ci loxo Karim bi nga xamante ne moom kenn dootu ko présenté Karim ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum waa Yoff Média Info maa leen di nuyu ku nekk turam ak santam di leen ñaanal yàlla na télé bi jëm sa kanam ak kanam. amiin kontaan naa ci yéen lu bëree bëri di rafetlu invitation bi. waaw kooku mooy Karim moom 12e gaynde kenn dootu ko présenté di joxaat parole sama troisième invité bi muy Mbaye Samb ju gën nga xam ne ci Paul Pogba Mbaye ñu ngi lay nuyu. waaw Libaas ñu lay fay bu baax di nuyu waa Yoff di sant yàlla bu baax julli ci Yonent bi def naa di kontaan trop ci invitation bi trop quoi waaw jaajëf. waaw comme ni ngeen ko gisee rek ku ñu xool xam ne lenn moo ñu boole muy sport plus particulièrement football bu ñu waxee football Yoff nag RS Yoff la xel yëpp di dem ñu war a tàmbalee saison bu bees. génn ci saison bu métti vraiment boo xamante ne nii ñëpp suñu tiitoon nañ benn instant mais alhamdulilah bi ñu yàlla suturaalee ba ñu maintenir waa grand boo jógee ci situation yi demee noonu yow en tant que supporter wala en tant que doyen de supporter nan nga war a préparer saison bii di ñëw en tant que supporter. waaw Libaas yow di nga laaj am na solo trop di duggaat rek di waxaat ci équipe bu Yoff parce que ñun moom Yoff moo ñu ñor depuis ñu nekk ay xale ba léegi nii suñu àddina lépp Yoff la yàlla dimbal na daaw ñu meññee wàccewuñu mais dafa am benn groupe bu nekk biir Yoff ñu tuddee ko ambassadeur RS Yoff Bouba Sarr nekk si boppu groupe bi di doon présidente man ma doon vice président Mbaye Samb mi toog nii mooy président commission organisation ñu liggéey bi am solo daaw liggéey nañ mais ñu ngi ñuy xaaraat tamit ren si liggéey bi ñu war a liggéey nii ñu di si àndax Yoff Média Info di oo ñëpp la ñuy oo première bi ñu njëkk oo nag mooy yow mi parce que gis nañ ni ngay taxee sport Yoff en tant que président ak leneen si Yoff loolu daal laa noon naa si wax quoi ban laa sori si émission bi. dëgg la Karim yow en tant que supporter lu ne fekk la fi nga topp équipe bi fu ne situation daaw bi ban la jox lan la jox ak ren ji yow en tant que supporter tey nan ngay dundee saison bu bees bi nga xam te ne moom fa lañ jëm nii. situation daaw bi amoon na problème parce que sonnoon nañ dem nañ ba jaaxle fu ne yuuxu nañ fa pour ñu dimbali ñu pour équipe bi maintien yàlla def ñu maintien. beneen bi mooy dirigeant yi fi ne nañ ñëw ñu joxe rencontre ñu wax ñu nan la demee ak nan daaw. ren ñu xam na waaw ñu wax ñu rendre compte ñu nag. ñu wax ñu daaw nan la demee ren nan lay demee waat. ba pare ñu ñëwaat si ñun ñu wax ñu ne ñun ay supporters lañ. la fekk man dew ma di ñaanaatu wala may dem di dimbalu parce que gis naa gars yi dem di wër dëkk bi di supporters yi daaw di ut xaalis waaye dernier moment bi dañ arrêté loolu dematuñu. kon équipe boo ko jàppee muy neex da ngay ñëw muy naqari da ngay ñëw. dëgg la gis nga dirigeant yi nañ ñëw ñu wax ñu li fi ne moo gën ñu toog si ruqa ba saison bi démarré waat duñ am lu leer si équipe bi parce que équipe bi du équipe ab Tilène du équipe ab Ngor du équipe ab Wakaam parce que équipe ab Yoff la. nañ ñëw ñu waxtaan ak waa Yoff wax leen li fi amoon daaw li fi am ren du fi am ñu avancé si leneen. waaw mu nekk ay kàddu yu am solo donc man damay penser aussi Mbaye rek Mbaye tey ji nga nekk mën nañu wax ne nga bokk ci comité directeur tey daaw gis nañ sa taxawaay vraiment ci équipe bi boo génnee ci genre situation yooyu noonu nan nga war a aborder sa saison bi ñëw.
waaw Libaas question bu am importance parce que boo xoolee situation daaw bi kon waxoon fii Yoff naka équipe bi dina maintien doo ko gëm. parce que nga joué 11 matchs mooy phase aller bi amoo victoire 11 matchs amoon victoire. kooku ku taxaw na équipe bi dina maintenir doo ko gëm. dëgg la waaw nga joué presque première non relégable rawee la ay 9 points nga dem ba dernière journée defe naa sa maintien yaa ngi ko gérer si dernière journée bi. dernière journée ñoo waaw war quoi. kon kooku boo ñëwaat demaat ren war nga demaat si yeneen base ren jii nag équipe bi mu commencé entraîner léegi dafa xam ma Yoff yëg nañ ko am na 3 semaines. def naa loolu moo jaaxal ñëpp. waaw parce que le fait que équipe bi mu ngi entraîné ñi yëg nañ ko ñi yëguñu ko lu waral loolu. waaw boo seetloo engouement daaw bi ak ren bi bokkul. bokkul waaw parce que daaw ñëpp a yëg préparation bi média bi muy daw fu ne mais ren ñu bëri yëguñu ne commencé na. parce que man dama jàpp ne 2 choses moo ko xaw a laaxal man d'après li ma jàpp. 1 mooy situation politique bi ñu toll ins bi ak nawetaan yi ñuy joué man dama jàpp ne ñaar yooyu moo xaw a laaxal. côté boobu sax dama siy interpellé. yow grand en tant que yàgg seetaan football est-ce que logique na ñu toll si préparation hivernale wala di préparer championnat ñuy programmer ay match nawetaan est-ce que loolu c'est ànd na. loolu moom Libaas moo si laajee dinaa si war a tontu quoi loolu moom àndul quoi wax dëgg yàlla parce que période bi ñu toll nii ak affaire Covid bi fi jaaroon ñi naan nawetaan dina am ñi naan nawetaan du am bu ma juumul sax lii du nawetaan parce que ñu ngi ko tuddee genre tournoi. parce que booy xool équipe yi championnat yu Yoff yëpp genn wàll gi xam ne ñooy titre champion yi kon équipe bu mel ni Njare andinaat lu ne def na kas bu bal bokkuñu si tournoi bi. dëgg la léegi nag si biir loolu ñun waa Yoff ñooy xoolaat suñu taxawaay bu baax parce que équipe bi kon ni ko may sàmm waxee heure bi waroon na fekk ñu romb fi démb nag laa toog géej ñetti jours romb ma xàmmee leen am may yuñ solo ñu ne ma RS mi ngi entraîné ma ne loolu laa si am yëgu moon na sax RS mi ngi entraîné. en tant que ku yàgg suivre équipe bi nekk ambassadeur ak ni nga sonné si équipe bi waaw. est-ce que dëggantaan bon damay laaj waa ndax ñoom jox nañ gëdd bi war supporters yi benn instant en Karim. non dirigeant RS Yoff yi joxuñu gëdd supporters yi RS Yoff parce que. non en fait su ma waxewu ma sax pour ñii mais globalement laay waxee. ñoom ñëpp kenn joxul supporter RS Yoff parce que RS Yoff supporter ñoom joxuñu ko gëdd parce que ça da ngay ñëw stade sax doon supporter RS Yoff ñu bloqué la si port te le fait que mën nga dugg si biir sax micro bi yuuxu ñaari yuuxu sax mën nga pousser équipe bi ba mu ñu mëne ko mu égaliser parce que supporter dafa baax si équipe mais tamit dafa am lenn loo xam te nañ ko war a waxtaane je pense daaw posé woon naa ko lan mooy supporter parce que tey ñun ni ñuy supporter est-ce que dañuy supporter wala dañuy seetaani. dañuy seetaan ñun dañuy supporter wala dañuy seetaani waaw. ñun RS Yoff supporter wu ñu dañuy seetaan. amoo boo seetloo parce que supporter dafa am lu mu laaj. mën nga football ba mu jeex sax ngay laaj ku marqué. ñu naan lan diwa marqué supporter wu ñu dañuy seetaan. dëgg la parce que dañuy mën a sax ay dirigeant nekk si kaw di saaga jour yi naan kii xamul dara ay dirigeant non xam nga loolu affaire de dirigeant la. mais man quand je parle supporter laa wax parce que supporter parce que ñii ñu naan ñooy dirigeant ay dirigeant ay supporter lañ parce que tamit dañ bokk supporter bokk dirigeant loolu comité supporter c'est vrai que balaa ngeen nekk dirigeant da ngeen nekk supporter ba pare c'est vrai. waaw mais bu ma waxee supporter proprement dit. waaw proprement dit boobu Libaas dama ne la supporter yi. RS Yoff kon amul supporter ay dirigeant la am. ay seetaankat. waaw c'est que amul supporter ay dirigeant la am. waaw baax na ñëwal ma waral moom fi mu waxee nii. boo seetloo club yi Sénégal yi. dana am ay comité supporter. waaw comité supporter yoo xam te ne fu équipe bi dem da koy toppa ñooñu dañuy comité la. Yoff boo seetloo fii waxoon naa ko sa émission bi passé daaw moom mi nga foofu ma ne leen boo seetloo Yoff benn supporter leen fi xam. Yoff muy moom mii. RS Yoff benn supporter leen fi xam muy moom amuñu comité pourquoi pas moom mi xam ne moom la xam supporter ba mu nekk 12e gaynde ak bu wasaa pourquoi pas mënul créer comité supporter RS Yoff foofu laa bëggoon ñëw sax foofu laa bëggoon ñëw parce que foofu laa bëggoon ñëw attends may ma Libaas dañu waroon a kon créer supporter bu ñu ne ambassadeur. ambassadeur yooyu ñooy supporter RS Yoff. non attends déedéet yaa ngi def amalgame. parce que boo waxee ambassadeur. ñuy jàppale la. waaw bokkul ak support tey jii tey jii parce que dama bëggoon ñu ñëw si loolu. pourquoi ban club moo fi am ambassadeur. non tour la rek. déedéet kon supporter lañ du ñuy ambassadeur parce que bu ñu ñëwee ne ma man dañ Kempes bi ngeen ne ma ñëwal ambassadeur lan laa leen wax
bokkuma ambassadeur man supporter RS Yoff laa wax naa la ko fële. waaw nee naa la man duma ambassadeur supporter laa. waa léegi dama lay wax parce que initiative bi ñeen nañ am créer loolu. pourquoi yow en tant que supporter créer au genre bu demee noonu. parce que tey jii nii comme ni ko Mbaye waxee. damay lu tax ñun Yoff amuñu. bu ko créé ñun amuñu fan si club wala waaw ay fan si club. RS Yoff wala fan si club. créé naa ko Bouba Sarr moomu mu ngi duma bàyyi ma fen créé naa ko mu ñëw undi beneen xalaatam ne ambassadeur. dégg nga ma créé naa ko parce que moom mii dem ba ñëw bokka 12e gaynde la bokka. waaw ñëw fekk ma 12e gaynde. dégg nga ma kon du ambassadeur 12e gaynde supporter la. day ñëw fecca tàccu way. waaw. kon ñun RS Yoff bu footballee ñu ne ambassadeur bu ñu defee li ñuy def ba jàppale équipe ba pare nañ summi seen buubab ambassadeur ñëw sama ginnaaw nekk naa stade di yuuxu gisuma kenn ku ma yuuxule. dëgg la loolu tamit kon maa ngi supporté mais tamit waaw ñu waay gën a am ñëw côté boobu kon côté bi Karim jeexale noonu foofu laay commencé waatee loolu nu mënta ñàkk fa mu am comité supporter RS Yoff ren war nañ ko mën a créer. waaw. si ay conditions man moom mi ak keneen ak Mbaye Samba ak keneen mën nañ ko créer si biir ambassadeur parce que ambassadeur dañ doon liggéey bu am solo si RS Yoff boo xoolee daaw dañ déparé marché lañ déparé dem nañ ba Tongoor du na liggéeyal nañ ci équipe bi mais xam nga àdduna moom da surtout am borom parce que fi mu toll nii équipe bi il est temps mu am comité supporter kon ni ko Mbaye Samba waxee dafa jot kon ñaar tali ni ñu yore seen bitig dafa jot am na équipe bi nawetaan ñu am comité supporter yor seen bitig ak lépp ay xandaaloo yi yëpp Yoff war na mën a am loolu c'est vrai Yoff moo ëpp xandaalu moo ëpp ngor moo ëpp wakaam man côté boobu laay waxee xam nga man fi ma déggee waaw ñëwal gis naa fi ay boy yu créé benn affaire ñu ngi ma dugal seen groupe bi xaw ma nan la tudd sax ay boy Yoff lañ sax benn ay asiko lañ bëgg a ut di supporter équipe bi lu xew la Yoff basket volleyball handball lu xew Yoff lu xew ñu dem supporter Libaas man jóge naa fii dem kees def fa 2 semaines di supporter RS Yoff basket te ambassadeurs yi gisuma leen. non jóge naa fii di supporter problème ji fii natation xaw ma fële fii piscine olympique ba booy kii njaañeen boobu moo ko jëloon dégg nga ma gis nga supporter ah ambassadeur bokkul ambassadeur day dem uti jox équipe bi waaw waaye supporter lañ wax nañ ñëw ñu supporter équipe bi foofu la ñuy waxee nag boobu ba léegi c'est-à-dire ambassadeur man ni ma ko jàppe mooy dañuy dem ut ay fonds voilà may équipe bi wala ñu dooleel équipe bi wala ñu jël res ndékki wala yooyu noonu quant à supporter yow tey jii nii waruñu am comité supporter fii nii te doo ko jiite mais pourquoi yow voilà doo jël sa initiative waxuma la créer ay groupe WhatsApp non mais oote réunion place benn koo xamante ne nii mën na nekk place njëw mën na nekk sax fu ne balaa ngay oote ñiy jiitu ñoo lay jàppale parce que tey déglu non foofu dama fi d'accord ak yow mais yow yaa jiitu yow waaw da nga may déglu ñiy jiitu ñoo lay jàppale tey jii bu ma demee si comme tey jii bi fi maam Issa nee sama président la woon ma ñëw nekk président man day dama bëgg a organiser fee benn comité supporter parce que man kese mënuma yóbbu équipe fu mu àggul kon doo ma jàppale tuuti ma am lu ma lijjanti rek nga jàppale ma yëkki booy ñu ànd ak ñoom ñuy dem mu ne ma waaw maam Issa ñu dem ba at mi dellu si mu jóge fii ma def bi daaw avant saison bi commencé avant championnat di commencé bañ naan ay hivernal la jour yi dem fële maa dem Kër Njàmbe toog ak moom nekk ndax doo ma may benn oto pour may supporter ci équipe bi chaque match mu ne ma waaw après dinañ si waxtaan ma ne ko waaw ma dem mu may ma 3000 la ma may sa jour boobu bi may génn këram 3000 ñetti 1000 francs ma génn dem moom dafa war a jël chaque match ñun ñu dem uti ji buñ amul si commencement ñu ñëw mu jàppale ñu commencé. non xam naa fi nga xam mais man fan laa d'accordul waaw parce que tey muy président Ndiambé muy président Mame Issa ñun ñëpp carte d'identité Yoff lañ yor. yow nga yor carte d'identité Yoff ëppalew ñu les RS Yoff bien que ñooy président. waaw pourquoi nga war a xaal avalu président bi pour ubbi comité supporter man foofu laay waxee. non il faut nga xaar leen parce que boo ubbee comité supporter dama ne la fii Yoff la boo ubbee comité supporter fii. boo nee may nañ supporters yi 10 millions. ñoom seen boppa dañuy ñëw recevoir si. non loolu mën na ne comme ni grand wax lu sotte am borom. tey dañuy waxtaan. gis nañ match yi ni muy demee am na kilifa gu ne fii kuy gaaree oto di yóbbu nit ñi. waaw ku mel noonu boo demee si moom. kooku
comme day paasal ay nit ñu seetaani yaakaar naa ne kooku du am problème mu utal la ay cung wala yooyu noonu gérer la comité supporter damay laajte. kooku dafa am bureau kooku même bu lay jox dalay boole ay nit ne la boole naa la diwa diw. waaw d'accord déglu ma rek te affaire bi. moom affaire de kii la doon def jàppale Yoff. du comme supporter da doon jàppale Yoff yóbbu ay kaaram teg ne dem leen supporter ji équipe bi te bu andee andiwul tëgg andiwul dara dafa ñëw andi ay nit ñu ñëw pour seetaan si RS Yoff. est-ce que mu ngi may dégg. pourtant ambassadeur yi. kon oto yi bu dee 5 benn bi mën na nekk ay supporter. waaye moom bu oto yi da ngay dégg oto yi rek. mais boo ko proposé wul yow mii en tant que supporter. yow fekk nga ma yow toog naa nga toog ñu daje. man yow ma ñëw di ko seet. Libaas côté boobu du ma côté boobu. Libaas ñaata yoon laa ñëw fekk la fa nga ma ñëw di ko seet. loolu laa koy doyee. Libaas waaye moom la fekk gëmuma ñeneen ñi la gëm ñi muy jox oto yi la gëm kañ dama koy bàyyi ay otom toog di ko seet. mais pourquoi bëggoo liggéey ñi muy jox oto yi. parce que boo ne leen jox leen ma oto ñu ne loo koy doyee. ma ne leen samay supporter ñu ne déedéet nañ ñëw yéeg si oto yi am na boo xamante ne 5 personnes la àndal yu jóge Cambérène ay tëggkat ñu ne ma demal yéeg si oto yi garage yi. mais tamit bon léegi côté boobu yow bu dee yow pare nga am nañ la xamal si yow bu dee pare nga. pour ñu ànd foofu man maax yow. suñ demee nga bind proposé bu fekkee ay jéem nga bëgg. foofu laa bëggoon ñëw bu dee asiko nga bëgg nga wax ma bu marché jotee bu mayee 10 oto 9 oto bi. suñu oto la ñun. parce que dama jàpp ne lépp ci àdduna. pour supporter nga waxtaane ba pare. waaw bi nga waxtaane ba tëgg nga après. non xam nga ne RS Yoff waa Yoff mobiliser ñu autour de l'équipe. ça c'est vrai. waaw Yoff comme si que Yoff li ma dañ jàpp ne équipe bi dafa am ñu ko moom. comme ni par rapport à équipe nawetaan wala ëmbër ni ko ñëpp lié Yoff dafa desee am loolu. exemple. yow comme li nga wax nii yow. par rapport ak sa position lan nga yaakaar ne moo waral loolu. waaw parce que exemple nii ñëpp ku nekk day ñëw man dama doon jógee marché RS Yoff billahi waa ci garage nit na ma Paul na ngeen def tey mais que na leen def Yoff nu mu def ngeen wax ñu Yoff doon jouer du ñu ñoo doon jouer exemple dafa ñamante ne sentuñu seen bopp si équipe bi tey jii nii nag man damay lancer appel muy comité directeur bi man mi xam ne maa ngi si biir mooy ñun balaa ñoo démarrer saison bii nii Yoff dañ waroon na mobiliser wu Yoff waroon na mobiliser wu ren jii nii gars yi kenn ñun ñëpp ñëw duñu xaar bu kenn ku oo déjà ambassadeurs yi daaw génn neen ñun ñëpp du ut xaalis te pourtant am na benn commission bu gérer loolu si comité directeur bi benn commission finance bi am te moo war a gérer loolu ñun ambassadeurs du ut xaalis am na ñuy doon interpellé ay anciens joueurs naa ñoon li ngeen def nii am na ñu ko war a def si libér yi ñu xaaruñu woon loolu loolu c'est effectivement vrai mais ñun xaaruñu woon ñooñu parce que dinoon jug pour apporter suñu tâche parce que équipe bi gis na ne instant bi amatul les moyens ñu ne apporter suñu tâche ñëw dina leen ay ndékki dina leen ay sandi dafa jënd ay boissons ba jour yi xam ne lii masu fi woon am li ñu leen dool nii c'est vrai côté boobu noonu parce que lii si garaaw mooy bu fekkente ne da ngay ñëw par exemple ku mel ni Kempes nga romb ko nekk équipe bi day yerwaan par exemple dafa soxla mu yëkki 5 000 dem joxoon bu subaa bu fekkente ne équipe bi dafa soxla xaalis beneen dirigeant ñëwaat danaa ne mais attends mënul nekk mënu ma joxe fii donc amalgame yooyu lay xaw a indi wala ngay laaj ñu naan lan an seeni 20 millions waaw mais c'est normal parce que 20 millions yi moom yàq na daaw yàq na lu bari si équipe bi waaw gis nga RS Yoff li ñu war a def lañ deful RS Yoff li ñu war a def lañ deful comme que yàlla def nañu maintien nañ leen toog ñu waxtaan affaire bi du ay bureau du ay mekk kër du ay centre ñoom lu tax ñoom mënuñoo oote pencum Yoff ñu daje fa ñu toog waaye ñoom chaque jour boo ne leen pencum Yoff dafa mel ni dañ leen liggéey pencum Yoff nañ oo waa Yoff gëm ñu toog pencum Yoff loolu mooy pencum Yoff waaw kon nañ toog pencum Yoff waaye ay pencum équipe bi nañ ko pencoo ay pencoo équipe bi quoi ay fële siège boobu nan la tudd foofu lañ oote woon bi ñoo dajale waa Yoff ñii di gedda ñii di lii kon incubateur waaw nañ oote pencum Yoff ñu toog pencum Yoff ñu pencoo équipe bi ku nekk jël parole am ñu xool lan mooy problème bi ñu réglé ka ñu ne kii yow lañ jox lii kii yow lañ jox lii waaye équipe bi chaque jour buñ na leen nañ leen ko waxtaane rek sim néeg la ñoo dem wala si ab centre déedéet nañ toog ñu pencoo ko ñëpp ñëw toog ministre bi ñëpp ñëw toog dégg nga ma équipe bi dafa am budget boo xamante ne chaque année dafa war a génn globalement amul ay jox la 10 000 5 000 kii nañ ko génne équipe bi ñoom li ñuy def ñu def ka waaye chaque année rek loolu nekk na ay kàddu yu am solo donc dañuy dem page publicité après ñu ngi ñëwaat
Bienvenue à la mutuelle d'épargne et de crédit de la zone de Yoff, MEGZI. Comme ni mu leen ko tàmm defalee dafa ñëw ak ay xewal yu wóor ah waaw rentrée des classes no stress lañ leen andil jàng ci jàmm ak MEGZI. Fini les soucis liés aux frais de scolarité de vos enfants. La MEGZI vous apporte la solution, le crédit scolaire. C'est un crédit spécial dédié à tous les parents d'élèves désirant faire étudier leurs enfants en toute quiétude. Le crédit scolaire peut prendre en charge, selon votre convenance, les droits d'inscription de vos enfants, leurs frais de scolarité, leur tenue scolaire, ainsi que leur fourniture scolaire. te li ci gën a neex mooy ci ay anam yu yomb ngeen koy fayee. Vous aurez jusqu'au 10 du mois pour payer la mensualité due à la MEGZI, la possibilité d'effectuer des paiements journaliers auprès de nos agents de recouvrement, une couverture maladie assurée. Les conditions à remplir sont simples. Présenter une fiche de renseignement de l'établissement et avoir une activité génératrice de revenus. Pour plus de renseignements, contactez-nous sur le 70 630 35 34 ou le 33 820 44 63 wala ngeen ñëw suñu siège Yoff Layène ak MEGZI coono inscription jeex na bis na ki tey. aywa waaw ñu ngi ñëwaat ci seen émission Actu Sport ak supporteru RS Yoff yi donc mu nekkoon première partie bu xumboon entre sama supporter Karim Grand Kempes ak Mbaye mais ñu ngi terminé woon ci Mbaye bi muy wax naan dañu war a def engouement autour de l'équipe mais boobu damay laaj bu fekkente ne équipe boo xamante ne amul communication nit ñi yéguñu sax ne entraînement mu ngi am noonu nan la engouement di mën a amee grand. waaw es bi moom kon ni ko Mbaye Samba waxee rek ñu duggaat di nuyuwaat rek di tàggalaat ñëpp di joxaat ñëpp seen wàccuwaay ci deuxième partie bi kon côté boobu noonu man du ma ci xala sori tuuti quoi parce que dëkk bi kii wax na ko sànq supporter bu mag bi dañ ko war a pencoo au dëkk bi ñu ñëw ñu toog waxtaan pour équipe bi dellu fi mu newoon pour loolu am nag communication bi mooy jiitu déjà équipe baa ngi entraînement ku mel ni man vice président ambassadeur doonaat ab supporter yëgu ma ne Yoff mi ngi entraîné loolu tamit rafetlu ñu ko quoi ñu gestuwaat xoolaat taxawaay ñëw ñu jàppale suñu dëkk waa Yoff ñu commencé que si président équipe bi parce que kii si gën a suufee. d'accord parce que instant yi moom taluñu ko moom. wax dëgg yàlla moom. instant moom politique bi lañ gën a taal. foofu la nekk ñi dañuy jaar ñuy jaar saw. Libaas politique bi paaram football bi paaram. ay jaraaf ñu ngi la football te xooluñu politique. ay Wakaam ñu ngi déglu ma rek. Libaas li ma déglu ma ay ñun tamit équipe ba mag lañ parce que fi ñu newoon rek lañ newoon ñun fa lañ nekkoon. équipe bu mag. dépendre si fi nga nekk si championnat Libaas dama ne la ñun ay équipe bu mag lañ ñun ñoo ñu bëgg a wàcceel rek waaye ñun duñu équipe bu ndaw. RS Yoff du équipe bu ndaw parce que jaraaf mii dañ na fi si RS Yoff dëggantaan Gorée dañ na fi RS Yoff dëggantaan Casa dañ na fi RS Yoff dëggantaan bu ma lay limal fii daf fi laay fanaan. dem nañ fi ba Risatol jàpp leen bi ñuy ñibbi si dañ na duñ génn stade bi. dem nañ Louga bi ñuy ñibbi dañ na duñ génn stade bi kon équipe bu mag lañ duñ équipe bu ndaw dañ wàcc Géejawaay mu ngi yéegaan na. Ngor mu ngi Wakaam mu ngi Libaas nañ leen toog ñu waxtaane équipe bi changer méthode bi équipe bi demee équipe bi ni muy demee baaxul. mais yow léegi toog bi ngay wax noonu. waaw ñan ñoo ko war a def ñan ñoo ko war a ñun ñoo ba si man mii di toog nii. yow mën nga dox loolu. man maa ngee naaw chaque jour njàmbe saa ñu politique ba ñëw ma ne ka président yéen équipe bi bu leen. mais yow gisoo ne yow ni nga koy doxee ni nga koy doxale moo baaxul parce que tamit loo gis lu nekk dafa laaj organisation mooy li ñu wax sànq. boo gisee ñi nga war a gisanteel àndax ñoom. def délégation xëy na si lay ëpp porté que yow bu dee yow rek yaa bëgg a dem. Libaas man kese maay dem parce que fii kaa fi dem di waxal ay waxi football waxi xaalis la laa wax man waxuma waxi xaalis waxi équipe bi laa wax dégg nga ma man fii laa dajale ay boy di leen supporter yóbbu leen ñu dem ma ñëw ñu naan joxuñ ñu 60 000 100 000 lañ ñu joxa 200 000 du ma mobiliser ci kenn man na maa mobiliser ma boppam man kese 250 personnes la wala 1000 personnes. dégg nga ma waaw d'accord tegal sa bopp sa baaram léegi damay ñëw si Mbaye bon damay dégg si dëkk bi ñuy wax naan joueurs yi Yoff yu bëri ñëw ñu entraînement loolu nu mu demee noonu ndax noonu exact la wala ndax par rapport ak daaw nii joueurs yu Yoff yu bëri ñëwoon vraiment nekkoon presque une vingtaine ans wala genre yooyu noonu est-ce que même ratio bi ñoo fa nekk entraînement wala.
waaw boo seetloo li waral loolu man dama koy li généraliser si 2 choses mooy daaw den am changement entraîneur si courte saison bi. léegi bi changement entraîneur bi ñëwee dafa indaale ay joueurs am. boo seetloo joueurs yi Yoff yi xam ne Yoff waa yu doon football matuñu woon sax 5 boo xoolee. tout waaw Yoff waa yëpp presque den écarté boo xoolee. léegi nag moom même entraîneur moo fi nekk malgré yàlla def na mooy sutural nañu di ko nuyu au passage. boo moo sauvé équipe bi. mais waa Yoff yu bëri centre ñu seen bopp joueurs Yoff yi centre ñu seen bopp si moom. yu bëri moo tax ñu bëri après dem seetuwaat leneen. boo xoolee après ren bi ñu commencé joueurs Yoff yu bëri man damay tase ay joueurs yoo xam te ne ma doon galvaniser ñoo xam te ne da leen arrêté woon daaw mais ñoo leen ñu commencé ne bàyyi ma dem xool ji beneen kër parce que fii coach yi dafa yor ay. mais loolu est-ce que avantage yu RS Yoff. lu avantage yu Yoff avantage ba pare gars yi seen quartier yi nawetaan yi ni ñu ko joxee cër joxuñu ko cër équipe bi. donc loolu day ñëwaat si li ñu waxoon rek. waaw est-ce que logique woon na RS Yoff war a préparer wu ñuy organiser ay match nawetaan. nawetaan yi leen gën a favoriser que championnat bi. c'est normal. c'est normal. parce que nawetaan dafa bokk ci dëkk. ñu xam ñii mën a ñii mënul. ñii doxax ñii doxul. parce que nawetaan mën nañ ci jële jour mu tukki mën nañ ci jële jour mu dem beneen club man booy yi dama bëgg ñuy compétir gis nga Yoff rek la yam parce que jour ab Yoff dafa ñàkk fayda xam nga lu tax dafa ñàkk fayda Yoff rek lay yam tournoi nawetaan. da ngay génn nga dem football ji feneen waa Yoff di la gis naan kii de jour ab Yoff la ñu kontaan am fierté si lool waaye championnat Sénégal lay wër Sénégal ba mu daj du ma gis benn club jour ab Yoff bu dul daaw Azia laa gis ay jour Yoff ay Asfa dégg nga ma jour Yoff fii la ñoo toog naan attaaya kambis yi ñu leen a jay ñu defee ne ñoo daax a football mënuñoo football mënuñoo football nañ dem ñu dem football yi si club yi gis nga man li may wax rek nee naa leen buñ ne Casamance dañuy defi test nga ut 2000 wala 5000 nga paas dem Casamance booy dox di ñibbi si sax nga dox ñibbi si gis nga ndimbal nang sa fekk loxol boroom. dégg nga ma man nag mënumaa ne dama bëgg di football Yoff rek laay xaar tournoi yi toj tournoi Yoff toj entraînement Yoff ñëw buñ ñëwee naan damay xaar nit ñi seet si ma du ma xaar kenn seet si ma RS Yoff day defi test damaa dem defi test comme ñiñ fa andi buñ ma jëlul ma dem seeti feneen toj fa dinañ ma jëli ji. déjà waaye boo bëggee toog foofu naan jëluñu ma damay entraîné di loolu dem doxalul ab dëkk. waaw loolu moom dañ la koy nangul dañ la koy nangul jour bu dee jour nga yaa war a xam li nga bëgg nga nawetaan nii nawetaan du yóbbu ab jour fenn nawetaan du dara championnat bii nii. mooy jaay jour yi. exemple am na jour yi am te ne ñu ngi entraîné RS Yoff laa wax de ñu ngi en même temps nawetaan. ñu ngi gérer ni seen di entraîner seen quartier te dañu war a gérer ñu ngi si yokk si équipe bi ñu ngi si matin yi di entraîner RS Yoff te dañuy gérer nawetaan te championnat mi ngi ubbi le 11 dans 2 semaines. xam nga loolu déjà dafay indi contradiction libaas parce que man fi may waxee mooy libaas déedéet libaas fi may waxee taxawal déglu ma dama ne loolu nangu ma de nawetaan day génne ab jour fenn na parce que am na lu tax déglu ma ñëw waaw da nga may déglu ba pare dama ne nawetaan day yóbbu ab jour fenn na waaw parce que phase nationale lan la nawetaan waaw ñaata jour a fi jóge am nay jour Jaraaf am nay jour Ñaari Tali am nay jour Pikine d'accord gis nga jour yi Yoff ñoo bëgg Yoff laa nekk buñ mais tamit da ngay nangu benn affaire xoolal Dakar Sacré-Cœur ñaari jour yi Yoff a nga fa woon waaw lan moo tax ñu dàq leen dañ leen dàq waaw ay tournoi dégg nga ma gis nga libaas ab jour da nga am fulla waaye da nga ñëw toj benn match tente sa boppa topp dëkk bi sol mëye bi nga sol suba ba jant so déedéet waaw léegi dañ may ñu wax dañ lay wax gis nga li nga wax dañ la koy nangul d'un côté mais beneen côté bi mooy tey nawetaan day commencé jeex championnat tàmbali waaw nga am jour bu baax si nawetaan yi nga jël ko championnat bu dem mais équipe bi di entraîner tey nga programmer première journée tey foofu la ñuy waxee contexte bi moo tax ñuy wax mais yow fi nga waxee nii non attends ma ñëw fi nga waxee nii man damay d'accord ak parce que gis naa joueurs yoo xam te ne nawetaan lañ jóge dem championnat dem am ñoo xam te ne nawetaan lañ jóge tukki directement mën naa jël exemple ku mel ni Jandi moom Mamadou Fall ñoo bokk équipe Charleroi Liberté 4 la jóge directement dem Belgique donc loolu am na mais ak contexte am mais tey li nga wax noonu dama la koy nangul parce que tey boo naree football tournoi mais nga dem footballal ko sa dëkk moo gën man dama koy jooytu chaque jour. waaw ma ne tournoi yooyu nag tournoi yooyu. Ousseyn yow Bokwaar la jóge tukki voilà. tournoi yooyu.
dañ ne bu nawetaan di waaj a ñëw quartier bu ne day organiser ay tournois. waaw waa Ndëngaañ di si football. waa Laayeen di si football waa Tongoor di si football. dégg nga ma. waaw quartier Yoff yi ñii di football nawetaan ñooy footballaat tournoi dëkk bi rek. dëgg la même jour yi la rek. waaw ñii di football championnat ñooy footballaat si nawetaan bi rek. waaye xamala mooy problème bi libaas. jour bi Yoff dafa bëgg a toj nawetaan yi toog këram di naan ndox ma say daam naan damay xaar waa RS Yoff ooma. te nga ne da nga bëgg a teral sa yaay teral sa. waxalaat ñoom fii ñu dama ne mbëri buñ daanee dañoo ñëw waaw. li nga wax am na solo sama yaay laa bëgg a dégg teral sama yaay laa bëgg a teral. bu daanee danaan sama yaay laa bëgg a teral dafa sonn si man. jour yi sa yaay nga bëgg a teral toog sa kër di naan attaay sa yaay chaque jour mu jox la 2000 nga añ wala nga reer chaque jour mu jox la 1000 francs boo bëggee teral sa yaay da ngay dem nga summi say dàlla summi sa carax yi dem soli dàlla di dawi di entraîner jéem a dem toji championnat Sénégal ku si bëgg a teral sa yaay laa la man damay gis ay joueurs yoo xamante ne ñu ngi championnat Sénégal bi ñooñu dinañ teral seen yaay. incha allah loolu lañ leen di ñaanal waaye buñ toogee fii naan damay teral jour Yoff ñaata professionnel la fi am. yaa ngi yow mii rek ab professionnel nga waroon a doon yaa ngi yàqal nga ma. man loolu laa débat débat man ak yow ñooñu bokkuñu man bi mu si tolloo doon naa dem di football championnat les grands yow loo xalaat si sujet bi ñuy wax nii le fait que booy effectivement comme ni ko Karim waxee benn instant da ngay jàpp ne ñoom sax est-ce que am nañ ambition nekk ay professionnels. waaw kon Karim bi mu jeexale rek fa laay commencé booy moom wax dëgg yàlla di leen gën a ñaaxaat rek kon ni ko Pogba waxee championnat bi day mu tijji ñu ngi toppa nawetaan yi si tournoi lañ jege dem si nawetaan te bi ñuy def test yi Yoff yëguma ko man yëguma sax ay test mais am na joueur yoo xam te ne yëg nañ ko pourquoi pas kii jege Jaksaaw kii jege Tëngéej ñëw mën a def ay test di football couleur Yoff yow nga dëkk si dëkk bi mënoo ko football yow bi ngay toll si ay football RS Yoff kenn daaw la woo yaa daan fayal sa bopp 100 francs dem aéroport Kempes dama lay dog foofu moom mii jox nañ ko jóge na football ji fan lañ football Kébémer la xaw ma Louga ñu jox leen 1000 francs si biir oto bi te première division laa lay wax de wama la deuxième de 1000 francs ñuy jooy 1000 francs du ma ko fàtte mukk ay Tafa Cissé ñoom dañ ko war a leeral moom ñu xam ne ne Yoff non c'est que jamono yi ñoo bokkul parce que tey tamit quoi qu'on puisse dire démbaa waral tey liñ doon dund démb xam nañ ne booy mënuñu ko dund ren. moom laa lay wax léegi ne moom laa lay wax si biir wax sànq ne la yéegal équipe bi si 33000. moom laa lay wax sànq donc loolu. moom laa lay wax sànq si biir wax boo ko waxee ni sax ñoom ñii dañ ko fekk moom laa lay wax sànq libaas mooy fi nga génne noonu laa lay wax si biir wax. yëpp Kaolack lañ lay wax Kaolack. adduna lu suti am borom. adduna lu suti am borom kon ku mel ni yow ab ancien nga instant il est temps booy yi nga xam ne toll nañ si football nga gis leen man ma gis booy Mbaye Samba gis leen Karim gis leen ñu ñaax leen ñu dem entraînement yi. man sama ñaax fenn la. man je me dis tey jii man fi may waxee du question sax dem leen football yi mais ñu ut métier surtout. man sama combat loolu la parce que ñàkk métier wóorul parce que gis naa ñoo xam te ne nii football rek lañ yaakaar na mais comme ni ko Karim waxee defuñu li tax ñu nekk joueur te amuñu beneen métier. te loolu dafa jara sóor te dama tiit pour loolu parce que gis nañ fi ñoo xam te ne dañ mënoon football macha allah te gis nañ niñ mujjee bëgguñu tudd ay tur am nañ ay exemple yu leer fii nii si dëkk bi donc jarul ñuy sori sax pour gis ko donc am métier daf moo gën a wóor parce que football bi comme ni ko tubaab bi y a beaucoup de prétendants mais peu d'élus ñi nga xamante ne ñoo si am chance donc alhamdulilah mais boo si amulee chance après sa reconversion lan lay doon beneen affaire lay doon man loolu moo gën a nekk sama combat moo am ni jamono juñ toll noonu surtout ñun Afrique bu doon européen sax dina tene ñun Afrique sur boo jëlee 10 jours kenn naa si 10 laa la wax de kon si gars yi war na ku ne war na ut si leen loo jàpp parce que boo demee ba jël benn âge bi fekk amoo dara soo jàpp day trop tard après nga war a am si leen loo dugg man dama am laa am te ne dama koy ñaax comité directeur bi Yoff mooy yaa am na ay Yoff waa yaa am te ne ñu ngi si club bi fii nii même boo kax ñu même niveau championnat mooy national 1 bi ñu jéem leen a convaincre ñu ñëw jéem a yéegal équipe bi man foofu laay expliquer wax. mais yow conviction boobu noonu sax dañ si war a waxtaan tey. pour 2-3 minutes. nan nga mën a convaincre joueurs yooyu pour ñu ñëw Yoff. waaw mais parce que tamit convaincre nit ki day fekk du loolu de koy convaincre déglu ma convaincre dafa garaaw de. li ba xam nga man daaw dañ fi ñëw di jëli jour ma ne leen li ngeen di jël nii amuñuy jour lañ wax championnat première division ñu ngi defi test te 3e division commencé gul nañ leen dem si mbalitu jeune Ligue 1 yi
buñ defee test luñ dàq ñu for. jël ko waxtaan ak ñoom andi leen fii boo demee Wakaam day defi test wala Jaraaf day defi test nga dem seetaani parce que ñoom dinañ dugal ñëpp. ñëpp dinañ football. te yow boo toogee di seetaan xam nga lu baax ak lu bon waaye boo bëggee jël am Karim mën naa football rek nga jël ko te maa ngi lay wax lu garaaw na entraîneur yi joueurs yi ñuy andi dafa am lu ñu si am de pourcentage. waaw. loolu information la de. maa ñoom ñoo siy dunda lu bari ay entraîneur yu bari nag. loolu information parce que da ngay andi sab jour muy fayeeku 150 000 yaa moom juróom yi boo si amee 10 ñaata la. bari na de 500 000. moo tax nag lu garaaw a ngoogu lu garaaw a garaaw. loolu information la Libaas mais loolu pour club yi di fay la ñun. waaw fayuñu waaye dama ne la. Libaas ñun ñii dañu am na joueurs yu ñuy fay de. loolu RS Yoff am na joueurs yu ñuy fay. loolu kañ la. yàgg na loolu yàgg na deew sax am na joueurs yu ñu doon fay. te fayuñu waa Yoff yi. loolu li nga tam information la. amoon nañ joueurs yu ñu doon fay. ñoom invité leen. ñoom ñii war a wax ñii war la wax rek ngay invité yow ñii war a wax nga war a invité. ñii war la wax doo leen invité. ñii war a wax ngay invité. bari na dirigeant yi. ñii yor ay trésoriers yi. ay ñi nga xam ne ñooy yor équipe bi. ay dirigeant lañ. am na ñoo xamante ne ay trésorier ay kii nga xam ne mooy recruter joueurs yi. am na directeur technique am na lépp. RS Yoff am na lépp. ñooñu ngay invité ñu ñëw toog fii wax la li xew RS Yoff. d'accord waaye doo nag jël nag ab Karim mii nga xam ne xamul dara si équipe bi. man dama la oo fii pour ñu wax si situation supporter yow yaa dem dugg si dirigeant yi. waaw maa si dugg waaye dama bëgg nga. léegi bu ñu waree wax ak dirigeant yi nag dinaa oo dirigeant yi ñu wax ak ñoom. yow wax nga. nee nga invité nga dirigeant yi ba sonn na ñëwuñu nañ ñëw leen ngeen leeral fii télé bi leeral la na ñëw leeral. dinañ leeral leeral. waxale résultat waa Yoff nga fa Zia am nañ fa ñaari waa Yoff jamono Kaolack am nañ fa waa Yoff Aspa ñu ngi waa Yoff yaa ngi fa Gorée am nañ waa Yoff na fi limite yu bëri waa Yoff comme li bu njëkkoon ñu ngi commencé pourquoi pas mais lépp laa xamante ne si communication la maire bi na jël en charge jour yooyu noonu ñu ñëw yéegal équipe bi ñu mën ñu fee nekk di football national rek te fi national yi rek équipe bi dafa newoon Ligue 1 suñuy instant bii nii ñun Ngoraax Wakaam ñu ëpp ambition foofu te ñooñu suñuy nawle leen na war a yéegal équipe bi jógee national gi fi ñu téye nii rek équipe bi fii rek lañ koy bàyyi ce jour maintien dañu war a monter équipe bi Ligue 2 après ñu liggéey foofu noonu je me dis que bon c'est un avis personnel comme ñun chaque jour liñ daan def la ñuy defaat kii am na benn boroom xam-xam bu mag bu ne nax sa bopp la nga yaakaar am lu wuute li nga amoon te ngay def chaque jour li nga daan def nax sa bopp la parce que mënoo chaque jour lii nga doon def amoo résultat nga continuer di ko def yaakaar si résultat donc tey jii nii kon est-ce que ñun du ñu xoolaat suñu politique sportive. grand kon Mbaye Sakho ni mu waxee noonu man moom côté boobu rek laay duggaat quoi booy Yoff man daaw dama dem di seetaani Yoff avant match Yoff bu commencé Zia di G ma gis fay waa Yoff beneen bi Aspa di G ma gis waa Yoff te ñooñu moom ay booy lañu yoo xamante ne bu ñu ñëwoon si équipe bi tey ak gan yi fi nekk mën nañoo yóbbu équipe bi si kanam il est temps nag ñoom dirigeant yi ak waa dëkk bi ñu convaincre booy kon ni ko Mbaye Sakho waxee ñu ñëw football si équipe bi. Libaas Kempes mi li muy wax nii loolu ñooñu ñëpp fii lañ newoon. si équipe bii lañ newoon ñoom ñëpp ku si nekk feneen rek football nga si RS Yoff gii. dégg nga ma yow yaa xool ba mu neex la nga dem dégg nga ma. football nañ RS Yoff gii parce que li ñuy importer fële duñ ñu ko defaral ñun ñoom li ñuy def fële duñ ñu ko defal ñun. est-ce que conditions yi doon benn. déglu ma Libaas conditions yi mënu la doon benn gis nga ñoom ñooñu dem club yooyu. li ñu gis foofu ba bàyyi RS Yoff ñoom la concerné waaye buñ ñëwoon fii am fulla am fayda dinañ dem fii ñooñu ne dinañ am salaire yi ñuy am waaye mënoo bay sa weewu tànk lañ ko wax. ñoom fii lañ newoon buñ waree marqué sax di raté buñ waree Libaas RS Yoff daawuñu lekka ay mburox chocolat lañ daan dóor ak benn kaasu café meew xulle moo daan yor kii bi marmette bi dégg nga ma te boo demee équipe boo jàpp defe ne ay ginaar ngeen añee. mais yaa ngi xaaw suñu sutura fii. kay ay jamono barki Seydina Mohamed mburox chocolat ak beurre kaasu meew te dañuy dem équipe buñ jàpp nga defe ne ñun ñii ñu ngay naaw te billaay lekk ñu naanuñu
booy ñoo amul ful la seen boppa booy liñ bëgg a jour yi ngay wax noonu naan ay aspa lañ ne ay gore ay li ñëpp ñibbi si waan nañ ñu ngi fii toog fu baluñu fenn nañ leen dem seeti leen ñu ñëw bu ñu leen a jox 30 000 sax ñu jox leen 30 000. mais est-ce que équipe bi am na joxe 30 000 joxe. am na fi donc am na fi. ñu ngi toujours seen émission Actu Sport tey neex na vraiment parce que Karim moom ndeysaan moom fu mu toog kenn du ngeeb quoi. léegi comme que li ñu joxoon si waxtu mu ngi waaj a jeex donc dañuy bàyyi def tour de table Mbaye quel est ton mot de la fin. waaw li wax di la gërëm bu baax di la sant bu baax émission bi neex na trop di oo population Yoff gépp ñu ñëw poussé wu jàpp si équipe bi ñu jëm ka nekk ñëw jàpp ne équipe bi yaa ko moom ñu jéem a poussé équipe bi ñu bàyyi ni ñuy def si ka nekk sa équipe bu quartier nawetaan nga ñëw def ko si RS Yoff mu jaral lépp ñu ñëw jéem a yëgal équipe bi loolu laa di gërëm gars yi di gërëm invité yi wasalaam. waaw Karim quel est ton mot de la fin. waaw man day sama mot de la fin mooy gars yi ñëw leen équipe bi sonn na de RS Yoff man maa ngi supporté yeneen i club maa ngi am xay maa ngi sant yàlla dégg nga ma waaye bu RS Yoff xewlee damay bàyyi li ma jàppoon ñëw si RS Yoff bañ ma fayoon 1 milliard damay dem si RS Yoff ñëw leen ñu jàppa si équipe bi am dara dégg ngeen te maa ngi gërëm sama sponsor bi. waaw baax na loolu moom lañ koy dagg ay sponsor sa sponsor moom nga ñëw sponsorisé ñu. waaye doo ko bàyyi nag bu ko dagg. grand quel est ton mot de la fin. waaw xanaa delluwaat rek di nuyuwaat Yoff Média Info. léegi dafa changé léegi Média Info TV la. Média Info TV. di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Libaas Fall. di wax rek gars yi pour ñu ñëwaat quoi man ñaaxaat ñëpp nag. commencé que si son présidente Bouba Sarr ambassadeur yi di. bu wasaar laay wax mooy sama président man maay vice président. Baye Jàmbur waaw Baye Jàmbur. di waxaat rek ñu ñëw ñu jàppaat équipe bi si biir loolu tamit ñu gën a mobiliser waat kon ni ko Mbaye Samba waxee rek ñu ji ma gën a mobiliser waat oowaat waa dëkk bi ñu bàyyi équipe bi quartier yi ñu ñëw jàppale équipe bi waaw. waaw loolu mu nekk ay kàddu yu am solo vraiment donc li leen indiloon seen émission Actu Sport donc c'était par rapport à la RS Yoff donc ñu dajale fii ñoo xamante ne ni vraiment sonn nañ trop si équipe bi donc li ñu fiy dégg yëpp si ay kàddu nag yaakaar naa ne pour defar rek la ndaxte boo déggee ñu waxee noonu supporter waxee noonu parce que bëgg nañ seeni joueur ñu ngi dégg leen feneen ak feneen ak feneen joueur bi Yoff dafa war a dépasser di football ay tournoi ak ay jullukaay ba ak yooyu noonu li ngay rey sa bopp foofu demal nga rey ko sa bopp sa ay sa équipe même bu fekkente ne ña fa nekk neexuñu la wala boo gisoo sa bopp si ñoom yow Yoff moo la tax a jóg nit ki taxul a jóg jël sa dàll nga dem nga entraîner parce que équipe bi soxlaa na la te yow it soxlaa nga équipe bi parce que damay wax ne bu fekkente ne football moo la tax a jóg da ngay def lii football laaj mooy entraînement compétir mais bu dee entraînement footballantu taxul ñu avancer donc loolu lañ leen indiloon ci seen émission Actu Sport tey ak seen xarit Libaas di leen jox dig daje beneen jour beneen émission ak yeneen i invité asalaamaaleykum wa rahmatullah